بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul azaan ci al-jaami' as-sahiih bu imaam al-Buxaari rahimahullah gisoon nañ ci suñu bu jotaay bi weesu baabu du'aa inda nidaa maanaam bunt bi nga xam ne moom moo wax ci ñaan faf maanaam nodd maanaam di leeral ne jamonoy nodd ak jamono yi nga xamante ne ci la ñuy jeexal nodd gi maanaam loolu la ci nam ne jamono jooju bu jeexee ñaan foofu bërëb la boo xam ne bërëbu ñaan la mu indi xadiis sayyidina Jaabir ibn Abdullahi radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xamante ne ginnaaw bi nga déggee nodd bi danga wax allahumma rabba haadihi daawati taamma wassalaati alqaa'ima aati muhammadan alwasilata walfadila wab'athhu maqaaman mahmuudan alladi wa'adta mu ne képp koo xamante ne wax na ko xallat dana dagan lahu ñeel ko safaati sama gram yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba te wax ji comme niñ ko gise woon ne xadis bu nekk ci riwaaya saxiix imam muslim rahimahullah moo koy leeral ci xadis sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu taala anhuma moom dafa wax ne nañuy maanaam bu ñu noddee ba noppi bu ñuy daaneel noddege mu ne na ngeen julli ci man mu ne sallu alayya summa sallu liyal wasila na ngeen julli ci man topp ngeen daal di may ñaanal wasila te moom mooy comme ñaan gi te maanaam moom mooy nga daal di wax ne nga daal di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu noddukat bi daanee leen loolu la ñuy def mooy dañuy julli ci Yonent bi ci saa si sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma mboolem yeneen yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci diggante bi yëpp loolu yëpp amul dara loo xamante ne lu ci dëppoo ak sunna la maanaam naka noonu nodd kon lool noonu dong lañ koy defee te loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ci war am na nag masala yoo xamante ne jotuñu ko woon gis ci suñu jotaay ci wàllu nodd te moom mooy ak liqaam naka noonu ak liqaam te moom mooy masalan tey baat yi nga xam ne moom la ñuy jiital di faral di wax maanaam comme a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim doo ko tàmbalee nodd wala boog nga naan a'udhu billahi minash shaytanir rajim astaghfirullah min kulli dhanbin innahu kana ghafurur rahiman wala xeeti yeneen yoo xamante ne ay xeetu bid'a la yuñ ci dugal yoo xamante ne yooyu yëpp yelloowul ñu koy dugal ci wàllu nodd ak liqaam maanaam ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf koo jàngale te jàngale bi ni mu ko defee noonu rek la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis woon ci xadiis bi nga xamante ne moom mooy leeral ne maanaam ci bi nga xam ne moom lañ gisoon ci bunt bi wane ngëneelug nodd baabu fadlu ta'zin gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu taala anhu buy wax naan bu fekkente ne dañuy noddal maanaam iza nudiya lis-salaati adbara ash-shaytaanu wa lahu diraatun hatta la yasma'u at-ta'zin maanaam xadiis boobu gisoon nañ ci li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu nodd ne maanaam ne bu ñu koy def seytaane day daw kon segam mbir mi noonu la demee naka noonu liqaam bu ñu koy def seytaane day daw loolu bu fekkente ne maanaam muslu ci seytaane rek la taxoon a jóg moom baati nodd yi rek ak baati liqaam yi doy na amma baati astaghfirullah inna allaha kana ghafurur rahim yëpp amul dara loo xamante ne am na ci cosaan ci diine amul benn mbir moo xamante ne am na ci dara loo xamante ne cëslaay la naka noonu nodd bokk na comme ci ngëneel yi nga xamante ne moom la am moom mooy far gi nga xam ne moom lay far bàkkaar yi ak yu mel noonu kon jarul daanaka bu fekkente ne ngir jéggalu rek la maanaam itam tamit loolu doonu ko woon jar maanaam ak yeneen yoo xamante ne yëpp ay xeeti bi daalaay bismillahi rahmaani rahim bi ñuy dugal foofu
naka noonu su jeexee ñu ñaan jeexal nañ ko ñu ne laa ilaha illallah ñu ne sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy ñëpp daanu ko dañ koy xaw a waxandoo ak yu xeet yu mel noonu yooyu yëpp allahuma ba mu des nga daal di ciy jublu julli jooju ngi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daal li nga xamante ne moom mooy li jaadu te mooy li war te loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te noonu la ko saxaaba yi radiyallahu taala anhum doon defe te noonu la ko nit ñu baax ñëpp radiyallahu anhum di borom xam-xam yu sell yi ak nitu yàlla yu màgg yi radiyallahu taala anhum noonu lañ ko mës a defe naka jekk ba nga xamante ne moom mooy ci dal la ko dale ci lislaam ba mu tàmbalee ba léegi te maanaam li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ñëwee ba léegi te loolu moom moo nekk ci mboolem téere yi amul benn téere boo ci dem ñu naan bi naan ay dangay wax bon sopp nañ xëy na wala garaawul nga naan ay astaghfirullah ak yeneen xeetu wax yoo xamante ne waaye a'udhu billahi minash shaytanir rajim wala yu mel noonu ndax jaamu yàlla goo xamante ne la tawqifi la te boo xoolee mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy tàmbalee di ko def bon rawatina ci réew wolof yi xamuma ko nag ci beneen xeet bu ma mës a gis ci ñi ma mës a taseel ñëpp kenn ku ko ciy def lu dul wolof yi maanaam wolof yi ak ñi nga xamante ne xëy na wolof yi am nañ jeexital ci seen mbir ngir dëkkaale gu metti maanaam waaye ñu dut ñooñu gisuma ñeneen ci xeet yi nga xam ne moom laa mës a gis ñëpp nag ñuy nodd mbaa ñuy liqaam mësuma cee gis kenn ku dul ñooñu ñu koy def te loolu maanaam mu nekk mbir moo xamante ne buñ ko tàmmee di ko def léeg-léeg yeneen maanaam gone yi juddu dañuy foog ne sax loolu boo ko defut xëy na nodd gi dese naa mat wala boog liqaam gi dese naa mat wala boog loolu maanaam mel ni kuy xaw a aaral ci mbir mi te vraiment mbir mi jarul aaral affaire bi nii ñu ko jàngalee noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee te képp koo xamante ne da ngaa sos ci diini ji maanaam rawatina yi nga xamante ne jaamu yàlla la gu leer gu ñu xam nga am neneen noo ko ci sosee loolu def na la ko delloo duñ la ko nangul comme ni mu nekkee ci hadiisu sayyidat Aisha radiyallahu taala anha bu nekk saxiix imam Muslim rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xamante ne dangaa sos ci suñu mbir nii loo xamante ne bokku ci maanaam te lii ñu joxe digal ba noppi ne la nii la nga daal di ñëw sos ko neneen indi ko neneen te loolu bokku ci loolu dañ la koy daal di delloo kon maanaam képp koo xamante ne day noddee noonu wala muy liqaamee noonu nag xam ne mi ngi def loo xamante ne bokkute diine maanaam moom ay diine boppam la wala boog diine la bu kon ñi nga xam ne ñoom la nekk ci wetam wala mu fonk leen ñoom ñoo ko sosal waaye loolu bokkul ak dara ak diine ji nga xamante ne moom la yàlla borom bi subhaanahu wa taala wàcc jàngal ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak masalan ngay yokk ci liqaam ñu nodd bi ci ginnaaw ñu yokk ci ay laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ak xeet yu mel noonu maanaam yooyu ak yeneen yooyu yëpp amul benn bu ci bokk ci diine ci xaqiqatan lépp loo xamante ne leer na ne maanaam nodd loolu lañ war a wax ak lépp loo xamante ne moom lañ ci war a def jàng nañ ko alhamdulillah léegi romb nañ ko loo ci déggul rek maanaam jàppat ni bokku ci maanaam loolu moom yaakaar naa ni jar naa fàttali mu ñu daal di koy xame noonu insha allahu taala wallahu taala alam gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu baabul istihaami fil adhaani maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu bantale ci nodd maanaam te gisoon nañ ci asar bi nga xamante ne moom mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom maanaam ne moom ci bisu Qaadisiya maanaam nit ñi dañoo moom moo leen jiite woon te dañoo bantale ngir mën a indi ki nga xamante ne moom mooy kii nodd te am ñu gisoon tamit hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ne bu law ya'lamu an-naasu maa fi an-nidaa'i wa as-saffi al-awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu mu fekkonte ne nit ñi xam nañu ngëneel bi nga xamante ne moom moo nekk ci nodd ak maanaam ci sàpp bu njëkk bi topp duñu am benn pexe lu dul maanaam duñu daj amuluñu benn pexe lu dul xanaa ñu daal di bantale boobaa kon daañ bantale loolu tamit gisoon nañ ci ak léegi ak li nga xamante ne moom moo mottali xadiis bi loolu ñu gis ci ngëneel bu mag boo xamante ne tamit nekk na ci nodd ba tey waaye tamit muy leeral ba tey ay li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu bantale ci nodd comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañ ci baabul kalaami fil adaan buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu wax yi nga xamante ne moom la ñu wax ci nodd
ci biir nodd te moom mooy ne wax ju tuuti loolu wàññiwut nodd comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon gisoon nañ ci asaru Seydina Sulaymaan ibnu Surad al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne bi nga xam ne moo wax ci wàllu nodd maanaam asaru Seydina imam al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne tamit moom lañ gis ci wàllu wax ci biir wala ree ci biir nodd ak liqaam te ne loolu yàqu ko te naka noonu gis nañ ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ci la doon nodd ba yegg ci ba fekk ci bis boo xamante ne dafa amee woon ba nit maanaam ban maanaam ngir ne taw bi dafa fooroon mu amoon ban ci suuf si maanaam mu nekk loo xamante ne dafa rëyoon ci la doon ba dafa bëri woon te rattaxoon ci la doon wax naan bi mu yeggee foofu mu ne as-salaatu fi rihaal waxal loolu nit ñi xoolante mu daal ni ko loolu de dëgg-dëgg fa'ala haadha man huwa xayrun minhu ku ko gën def na ko mu te mooy Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu ndax yokkoon waxoon na as-salaatu xayrun mina an-nawm ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéer ko naka noonu waxoon na as-salaatu fi rihaal naka noonu loolu tamit ci ndigalu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tekki ne wa innaha azma naka noonu mbir la moo xamante ne bu ñu dogu la léegi nag ñu war a gis insha allahu taala baabu adhanil ama ida kaana lahu man yuxbiru baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci adhanil ama maanaam nodd ku silmaxa bu fekkente ne dafa ida bu fekkente ne kaana nekk na lahu ñeel ko man koo xamante ne yuxbiruhu dana ko xabaare maanaa dana ko xabaare ci ne waxtu wi dugg na waxtu wi jot na comme ni nga xamante ne insha allahu taala noonu lañ koy gisee ci xadiis Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ci bi ñu jëm buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko nose di leeral ne képp koo xam ne maanaam muy am mbir muy leeral ci charte yi nga xamante ne moom mooy charte ki nga xam ne moom mooy aji nodd te moom mooy mu war a nekk koo xamante ne dafay xam waxtu wi te da koy leer ne waxtu wi dugg na comme ni nga xamante ne tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mooy ne dafa bokk ci charte nodd moom mooy duxulul waxtu moom mooy waxtu wi dugg waaye nodd boo xamante ne dañ koo nodd fekk waxtu yu duggagul loolu amaan na mu daal di jax-jaxal ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñooy nit ñi ñu daal di julli fekk waxtu yu jotagul naka noonu tamit nodd bokk na ci charte yi moom mooy ki nga xamante ne moom mooy nodd mu sukkandikoo ci loo xamante ne lu wér la ñu xam ne masalan tey moom ci boppam mu mën a gisal boppam xam ne waxtu yu bu duggee lii mooy mandarga yi wane ne waxtu yu dugg na ngir mu mën koo xamal boppam bu boobaa loolu dana daal di baax naka noonu su fekkente ne mën naa am sukkandikoo ci koo xamante ne ku wóor la kooku tamit koo xamante ne moom xam na ko bu boobaa tamit mu daal di baax boo gisee masala bii ñëw nag mooy ne dafa fekk ne nodd buntu shahada la maanaam ci buntu seede la taxaw wala boog buntu xabaare safala maanaam buntu xabaare la taxaw te buntu xabaare dafa war a tegu ci lu ñuy tuddee al mushahada mooy jàkkaarloo mbir mi te xam ko ci mu wér maanaam tey munoo joxe information boo xamante ne yow ci sa bopp amuloo ci lu la leer maanaam tey munoo jékki-jékki rek maanaam di wax ci mbir moo xamante ne xew-xew la boo xamante ne yow gisoo ko ba pare ñu nga mëntee nekk ku ñuy sukkandikoo déedéet allahuma ba mu des nga sukkandikoo ci koo xamante ne dafa sukkandikoo maanaam ci ku wóor te bu boobaa li ngay sukkandikoo ci moom mu nekk tamit lu leer te mu nekk tamit loo xamante ne lu wóor la loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy sukkandikoo ci xabaar ci xabaar loolu nag moom te loolu dafa bokk ci mandarga yi nga xamante ne moom mooy kon ki nga xam ne moom mooy kiy nodd maanaam charte yi nga xamante ne moom la ñuy tëral ci moom mooy mu nekk koo xamante ne ku maandu la koo xamante ne ku wóor la bu ko defee ñu mën a sukkandikoo ci moom loolu nag fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim bokk na ci charte yi nga xamante ne moom la ñu tëral ci moom mooy mu war a nekk tamit xale maanaam bu mu nekk xale boo xamante ne maanaam bu mu nekk xale ngir ne bu nekkee xale xëy na maanaam loolu du information bi du dëgër maanaam xale bi du ñu nangu ci moom loola waaye loolu yeneen fuqaha yi rahmatullahi alayhim dañ koo bañ ngir ne baat ndax xabaar xale mën na koo joxe bu fekkente ne xale bi ràññee na loolu muy beneen charte amma ki nga xamante ne moom mooy silmaxa nag ndax daañ nangu maanaam am na nag ñeneen maanaam ñoo xamante ne ñëpp nangu nañ ne maanaam ñoom seen nodd du wér bu fekkente allahuma ba mu des ñu sukkandikoo ci koo xamante ne ku wóor la comme ni ko lu ëpp ci fuqaha yi wax rahmatullahi alayhim wuuteeg li fuqaha u maliki yi wax rahmatullahi alayhim te moom mooy ne ñoom maanaam kooku dafa war a nekk koo maanaam par exemple dof wala koo xamante ne dafa mandi maanaam mandi bokkuñu ko naan ba mandi waaye ku mandi ngir maanaam xëy na dafa nekk ci xaal wala mu nekk koo xamante ne dafa
da am lu ko daaneel wala boog moo xam koo xamante ne xëy na dafa xëm wala muy doog a ximmiliku ak xeet yu mel noonu ñooñu noonu maanaam waruñoo mën a nekk wala koo xamante ne jinne da koo sadd ñooñu noonu seen ak nodd du wér allahumma ba mu des ñu mën a sukkandikoo ci koo xamante ne wala maanaam kooku wér na bu boobaa insha allahu taala daa am yeneen i masala yoo xamante ne daañ ko gis ci biir insha allah waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa joxe exemple ñooñu ñëpp ci exemple silmaxa bi ngir ne silmaxa bi moom du mën a jàkkaarloog événement yi nga xamante ne xew-xew yi phénomène naturel yi nga xam ne ñoom ñooy symboliser ñooy wane ne léegi nag kii jot na maanaam heure sàngam jot na waxtu sàngam jot na comme que moom silmaxa bi mënu koo gis mënu koo jàkkaarloo bu boobaa moom day daal di mën a dana daal di mën a maanaam dana daal di mën a nodd waaye nodd gi faw mu daal di sukkandikoo ci koo xamante ne kooku tamit ku wóor la waaye moom ci jëmmi boppam rek maanaam du mën a nekk layu boppam faw mu daal di nekk ci sukkandikoo ci koo xamante ne ku wóor la loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi ko fi rahimahullah waaye nag comme fuqaha am na beneen mbir tamit bu tax imam al-Bukhari indi ko te moom mooy ne fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañuy sib ki nga xamante ne moom mooy silmaxa muy nodd wala boog mu nekk mu azzinu ratib maanaam mu nekk noddkat bi nga xamante ne moom la ñuy samp ngir mu nekk noddkatu jàkka ji loolu fuqaha hanafi yi rahmatullahi alayhim dañ koo sib waaye sibeel googu loolu waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen fuqaha yi rahmatullah alayhim dañ koo dàq te loolu moo tax imam al-Bukhari te moom mooy Shafi'i ak Hanabila Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim loolu moom moo tax imam al-Bukhari loolu beneen mbir la bu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi fii mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy imam bi nga xamante ne mooy Abu Abdurrahman al-Qanabi Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Harisi rahimahullahu taala di nekk imam bokk ci ñi daan ci àndandooy imam Malik rahmatullahi alayhim bokkoon ci taalibe mi ñuy madaniyuuna yi rahmatullahi alayhim moom nag moom mooy ci gën a wér ci gën a dëgër ci nga xamante ne moom mooy solo Muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 220 ak 220 wala 221 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay faral di def saa yu bëggee solo xadis boo xamante ne dafa nekk ci Muwatta bu imaamu Malik muy solo ko ci xadis muy solo xadis bi ci Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu taala mu nekk imam boo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ waaye imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i tamit solo nañ ay xadiisam waaye nekkul seen sëriñu sëriñ la ci bam waaye nag kon ñu gis ne waa saabu kutubu sitta ñëpp solo nañ ay xadiisam ba mu des imam Ibn Maaja rahimahullahu taala beneen mbir bi tamit moom mooy ne al imam maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom la imam Abu Dawud njëkk solo xadiisam ci sunanam rahimahullahu taala mooy xadiisu mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu taala ku mel ne Yahya ibn Ma'in ak Ali ibn al-Madini ak yeneen rahmatullahi alayhim daanuñu jiital kenn ci kawam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy solo Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah ñooñu kon moom mooy imaamu kon maanaam mu nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy madani yu ne ci àndandooy imam Malik rahmatullahi alayhim kon moo tax imam Malik nag da ko fonkoon mu nekk ku mag du fa moom ba nga xamante ne imam Malik daf doon wax ne moom mooy ki gën ci waa kaw suuf tey rahimahullahu taala moom mu soloo ci sëriñam boobu mu naan Malik te moom mooy imam Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amr ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbahi rahimahullahu taala al-Himyari muy Abu Abdullah di waa Madinatul Munawwara moom tamit ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mooy sëriñ mu gane àdduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom mazhab yi nga xam ne ñeenti mazhab yi nga xam ne ñoo ngi dox ba léegi mbooloo ci jullit ñu bare di ci sukkandikoo ci buntu fiqh moom imaamu Malik rahimahullahu taala
de xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an ibn Shihab te moom mooy al imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata moo tax ñoo ko az-Zuhri rahimahullahu taala Abu Bakr al-Madani moom it waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bokk ci waa Quraysh bokk ci waa Banu Zuhrata ibn Kilab di bokk muy askanu sayyidatuna Aminatu bint Wahb bint ibn Abd Manaf ibn Zuhra radiyallahu ta'ala anha maanaam imam az-Zuhri mi ngi gën a àdduna 50e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam nekk tamit ci kutubu sitta an Sa'id ibn Abdullah moom mooy al imam al faqih bu mag boobu rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam muy Saalim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom nga xam ne Abu Umar mooy dàqantalam dañ koy tamit Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah muy doomu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma maanaam mu nekk ki nga xamante ne moom mooy ki gënoon a màgg tamit ci doomam yi nekk ki nga xamante ne moom moo ci gënoon a ràññeeku tamit ci buntu fiqh maanaam moom moo tax imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi di bëri lu ñuy solo ci moom ngir maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee référence ci buntu xam-xamu fiqh naka noonu tamit noonu la nekkee tamit koo xamante ne ci ñi gën a wóor ci xadiis yi la bokk mu bokk ci fuqaha sab'a yi maanaam ci lii lenn ci waxu bu yenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci wuute gi ñu wuute ana ci kan moom mooy juróom-ñaareelu maanaam foo ki nga xam ne ñoom ñooy fuqaha sab'a yi mooy juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu mag yi nga xamante ne ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci jamono taabi'i rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn àdduna 105e année am nañu wax ba 108e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abihi mu jële ci baayam moom mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi rahimahu radiyallahu ta'ala anhuma maanaam moom doomu la fekk mu nekk doomu Adi maanaam boobu moo tax ñu naan ko al-Adawi maanaam ñoom waa Banu Adi ñoom la ñu wax kooku ca bokk mu la ñu wax Adawi maanaam moom Abu Abdurrahman mooy dàqantalam moom nag mi ngi gane àdduna benn at maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom la ñu yabal Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mu bokk ci maanaam muksiruuna yi 2630 xadis moom mooy musnadam moom la ñu soloo ci moom ci ay xadis ci yi nga xamante ne moom mooy yu baamu yi 168 xadis yëpp muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari ak imam Muslim bokk nañ ko dëppoo imam al-Bukhari wéetoo ci 81 xadis imam Muslim wéetoo ci 31 xadis ci xadis Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñu xamee ko topp tànk Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay jeexitalam ba tax ñu naan ko al-Athari radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala aliyal firdawsi maswaahu wa ma'waahu moom ne am na rasulullahi naka la maanaam foofu sallallahu alayhi wa sallam maanaam dañuy gis ne kon maanaam càllali gi ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara la ñu ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu ne am na rasulullahi naka dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na ne inna bilaalan naka bilaal day yu'azzinu dana nodd bi laylin ci guddi mu noddukat Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam fakulu na ngeen lekk kon washrabu te ngeen naan maanaam loolu bu boobaa li nga xam ne moom lay ci bokk na ci li ñuy jàngee suñu hadis bi moom mooy ne kon nodd guddi dagan na comme ni nga xamante ne insha allahu taala dañ ko gis tamit ci beneen buntu mooy baabu al adani qabla al fajr maanaam loolu dañ ko ci gis insha allah waaye bokk na ci liñ ci xamee daal moom mooy kon noddu guddi dagan na comme ni nga xam ne noonu la nekkee mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim maanaam nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñoom ci ñoom noddu guddi mën nañ koo def waaye amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim loolu ñoom dagana luñ ko ci seen mazhab insha allahu taala teqatal yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju danañ ko gis insha allah maanaam moom kon Seydina Bilaal radiyallahu taala anhu moom dafay nodd guddi gi mu ne nag kon loolu bu amee fakulu na ngeen lekk washrabu te na ngeen naan maanaam bu boobaa loolu dañ ci xamee tamit ne maanaam kon ni guddi gi bu fekkente ne nit ki dafay woor
maanaam lii wax jii nga xamante ne moom la ñuy wax mi ngi am maanaa su fekkente ne jamonoy koor la waaye am maa jamono joo xamante ne du jamonoy koor moom dana dagal moos ci jullit bi mu lekk mu naan ci jamono saa yu ko neexee waaye su fekkente ne guddi gi la nag ci koor moom loolu bu boobaa du mën a ne comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee ne fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi minal fajri summa atimmu siyaama ilal layl maanaam topp na ngeen lekk na ngeen naan maanaam na ngeen lekk na ngeen naan mbete xanaa mu bér leen maanaam ne wëñ bu ñuul gi wëñ bu weex gi ci fajar gi topp nag ngeen mottali seenu koor ba topp nga ngeen mottali seenu koor ba guddi gi loolu kon loolu moom mooy li aju ci wàllu koor ci wàllu gi loolu moom moo tax kon dañu xamante ne kon guddi gi lekk ci naan ci ki nga xamante ne moom mooy ki woor loolu moom mooy li jaadu am maa leneen ni te loolu tamit day tegtale tamit ne xëdd maanaam tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom lañ yoonal te xëdd gi lekk ak naan gi yépp ci lañu bokk beneen bi ci des moom mooy ne bokk na ci mooy yéex a xëdd bokk na ci ngëneel yi tamit yu mag yi ngir ne jamono jooju donte ci guddi gi lañ la doon waaye mu loolu day tax ba ki nga xamante ne moom mooy kiy jóg mën a jóg xëdd comme niñ koy gisee ci beneen xadis bi ci beneen riwaaya bi di ñëw inchaa allahu taala topp mu ne nag bu loolu amee mu ne kon nag na ngeen lekk di naan xattaa mbete yu naa diye mu daal di nodd ibnu ummu maktumin mooy sayyidina abdullah ibnu ummu maktumin radiyallahu taala anhuma moom nag li nga xamante ne noonu la tudd mooy amran comme ni nga xamante ne inchaa allahu taala dinañ ko gis ci xadis bu nekk ci kitaabu siyaam ak ci kitaabu fadailul quran naka ndax sayyidat Aisha radiyallahu taala anha moom wax na ne amran moom moo nekkoon turam waxoon nañ ne nag am nañu ne al-Husayn noonu la tuddoon waaye li nga xam dëgg-dëgg moom la tuddoon moom mooy amran te loolu moom mooy li sayyidat Aisha radiyallahu taala anha bi muy lim ñi nga xam ne ñoo nekkoon noddukat Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee ci suñu xadis bi mooy ne ndekete no Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon benn noddukat rek maanaam nag dëgg la noddukat bi nga xamante ne moom mooy bi ci gën a màgg te moom mooy ci gënoon a siiw mooy Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye am na yeneen i noddukat maanaam amoon na yeneen i noddukat yoo xamante ne bokkutoon ak Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu te ñeneen ñaar lañ mooy Seydina Abdullah ibn Umm Maktum bi radiyallahu ta'ala anhu ak ki nga xamante ne moom mooy Seydina Abu Mahzura radiyallahu ta'ala anhu kon Seydina Abdullah ibn Umm Maktum bi radiyallahu ta'ala anhu moom baayam moom mooy Qays ibn Zaida loolu nag moo tax moom moo bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkkoon a gàddaay ndax gàddaay na dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam laata Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon gàddaay ci ñaari at maanaam moom kon turu yaayam nag mooy Aatikatu bint Abdullahi al-Maxzumiya kooku moom mooy yaayam itam dañ koy wax ummu maktum moo tax ñu ko koy dàkkantale maanaam li tax nag ñu naan ko ummu maktum mooy ne doomam ji nga xamante ne moom moo silmaxa maanaam silmaxa maanaam ndax ak maktum mi ngi jóge ci katmu bi tekk nëbb maanaam ummu maktum mooy yaayu ki nga xamante ne dafa nëbbu ngir bëtam yi nëbbu gi mu nëbbu maanaam mooy silmaxa gi mu silmaxa moo tax ñu doon wax yaayam ummu maktum maanaam moom nag ñu ko doon wax Abdullah ibn ummu maktum am na nag ñu wax ne maanaam ne nëbbu maanaam silmaxa gi dëgg-dëgg daf koo ganewaale àdduna waaye nag xaqiiqatan li nga xamante ne moom mooy xaqiiqatan mooy ne silmaxawul woon carrément bi nga xamante ne moom mooy ci lu jiitu am maa nag li nga xamante ne moom la ñu wax ne ci ñaari at maanaam ñaari at ginnaaw Badar xare Badar ci la silmaxa loolu dese naa nekk lu wóor lu tax mooy ne sourate Abasa Makka la wàcce te Abasa wa tawalla an jaa'ahul a'ma maanaam silmaxa boobu ñuy wax foofu mooy Seydina Abdullah ibnu Umm Maktum bi radiyallahu ta'ala anhu moom nag moom bokk na maanaam xare na bi maanaam bisub Qaadisiya
naka noonu wax nañ ne ci xarek Yarmuk mooy ñaareelu at ginnaaw maanaam mooy ci jamonoy Seydina Aboubacar ñaareelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoy Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu ci la génnee àdduna waaye nag am na tamit ñu wax ne bi muy génn àdduna moom mooy bisu Qaadisiya maanaam te moom mooy mooy fukkeelu at ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam moom mu ne kon moom nag moo doon noddu bu fekkente ne kon lii tamit bokk na ci liñ ci xame mooy ne noddu mëneef naa noddu ñaari yoon maanaam noddu ci guddi gi naka noonu noddu bu fajar gi dee xar loolu muy ñaari noddu kon ñaari noddu yooyu nag nañ leen di xàmmewee faw mu am nuñ leen di xàmmewee waaye ni nga xamante ne loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci baabul al adanu qabla al fajri insha allahu taala qabla al fajri daan ci ñëw daan gën a leeral buntu boobu li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi wuute ci mbir moomu rahmatullahi alayhim ak li nga xamante ne moom moo nekk lënt ci mbir moomu mu ne su mokk topp nag qaala mu ne wa kaana nekkoon na rajulan waaye joo xamante ne maanaam góor goo xam ne ama dafa silmaxa woon laa yunaadi doonul noonu xattaa mbéta yuqaala ñu wax la woo ñeen ko asbaxta xëy nga maanaam mooy suba jot na maanaam fii nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu bari dañuy maanaam mbir mi dafa lënt ci ñoom comme ñi nga xam ne mooy al imam abu omar al xaafis ibn abdul bar rahmatullahi alayhi ak ku mel ne al imam ñi surraax yi nga xam ne ñoom ñooy al imam al ayni ak al xaafis ibn xajar al asqalaani ak ñeneen rahmatullahi alayhim maanaam ni dañuy wax ne qaarabta subha maanaam moom la ñuy wax maanaam ne waaw suba gi nag jege na am na ñu ne déedéet ndax bu fekkente ne comme jotagut kon bu boobaa bu noddee nodd googu tamit ci guddi gi lay doon ba tey maanaam kon lan mooy maanaam moom day daal di jóg nodd waaye alxaafis ibn xajar rahimahullahu taala dafa ne boobaa li muy tekki moom mooy ne donte lu tumuranke la sax mooy ne comme noddkat yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam du ñàkk ne am na malaaka boo xamante ne xëy na dana koy jàppale maanaam bu boobaa mu daal di taxaw mën a noddu te day tombeek juste maanaam fajar gi jot ak yu mel noonu maanaam bu ko defee buy noddu nit ñi day fekk génn nañ fajar gi maanaam day fekk fajar gi jotagut maanaam wala boog moment bi muy tàmbalee noddu rek maanaam da ngay gis maanaam balaa muy pare fajar gi xar ak yu mel noonu jamono jooju justement maanaam nga xam ne day digg day tombe pile ci jamono ji mu war a noddu te tumurankewul ci ki nga xamante ne mooy noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wax jooju dañoo gis ne tamit wax la joo xamante ne xëy na dafa sori maanaam ngir ne te moom ci jëmmi boppam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala bi muy wax ji dafa jàpp ne wax ji tamit sori na maanaam moom tamit de noonu la ko jàppee li gën a tumuranke nag mooy gisuñu al-Hafiz al-Ayni daal di koy tontu ci loolu ngir ne te ñaare al-Hafiz al-Ayni rahimahullah daa iman daanaka néewaan na xadis booy romb mu wax ci maanaam leeral ci mbir yi ba pare du ci am dara lu mu ci naan comme am na ku wax nangam waaye loolu mu wax moom nangam du dara lii mooy tontu lii et cetera te lam ca nam ca ka muy nam ca ka wax nangam mooy dana qaala ba'duhum am na kenn ci ñoom ko wax te bu boobaa rek xamal ne al-Hafiz ibn Hajar la ci nam rahimahullahu taala waaye ànd ak loolu yëpp ci masala bii nii gis ni maanaam waxu ci dara maanaam tontuwu ko ci waxu ko ci dara li ñu gis nag ne mooy amal na mooy te ndax moom ci jëmmi boppam dafa jàpp comme li ñu ñenn ñi jàpp mooy ne li muy tekk mooy suba gi jege nag waaye problème bi mooy lënt ñoom bi ñu yëkkati ba tey yëkkatiwuñ bi ñu indi ba tey yëkkatiwuñ ko mooy lan mooy wax gi ñuy wax ne dañ naan waaw kon suba gi jege na comme buñ ne suba gi day jege na bu boobaa dañ naan moom bu jógee noddu kon soit day fekk ni ci guddi gi la noddu te bu boobaa mook Seydina Bilal radiyallahu anhu seenu noddu jote sorewuñu te bu boobaa dañoo noddu laataa fajar gi di xar wala boog bu ñu xaaree ba fajar gi xar ba pare bu boobaa beneen lënt bi muy indi moom mooy ki nga xamante ne moom moo waroon a xëdd kooku moom moo war a arrêté te bu boobaa bu fekkente ne fajar gi xar na ba pare kon bu boobaa day daal di nekk ne moom dugg na lekk maanaam fekk na ko muy lekk te fekk na fajar gi xar na kon bu boobaa daa tàmbalee ndékki maanaam daa nekk ci biir ndékki gi maanaam boobaa xëddatul maanaam lënt boobu nag moo indi coow ci xadis bi maanaam moo tax mu lënt ci lu bëri ci suraax yi rahmatullah alayhim
waaye nag wallahu aalam amaan na li nga xamante ne moom mooy tontu bi mooy simple na mooy baat bi ni mu ñëwee nii mooy asbaxta xëy nga mooy lan mooy fajar gi xar na noddal te loolu dafa dëppoog yaxu alquran mooy alquran dafa ne fakulu washrabu xatta yatabayyana lakum alxaytul abyad min alxaytil aswadi min alfajr na ngeen lekk te naan mbete mu biir leen maanaam loolu mooy lan mooy fekk leeragu leen ne fajar gi xar na ngeen gis ko mu xar bu leen arrêté maanaam mooy man ngeen a continuer di lekk di naan ba keroog ngeen di gis fajar gi xar maanaam kon mu biir leen ngeen am ci lu leer te comme que mbir mi noonu la demee loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne kon nodd gi mi ngi amee ginnaaw bi fajar gi xaree mooy kon bu ñu mooy am na ci beneen riwaay sax dañ naan ko xattaa yuqaalu lahu wayhaka asbaxta maanaam toskere xeetu genre ay yërëm na maanaam ay way yow jugal gaaw fajar gi xar na maanaam bu ko defee ñu mën a noddu loolu li muy tegte la mooy ne kon comme ni alquran wax la rek mbete mu bir leen loolu moom moo tax tey booy xëdd ngay xëdd di maanaam loolu mooy ñi nga maanaam di ne ah fajar gi xar na waaw wala xarul fekk maanaam amuloo preuve buy wane ni fajar gi xar na ba tey mën nga continuer xëdd ba keroog mu lay leer te loolu maanaam ngir ne al yaqinu laa yuzaalu bi shakk maanaam lu wóor loolu sikki sàkk du ko dindi loolu nag mooy waxu li nga xam ne mooy jumhurul ulama ànd ak loolu subhaanallah ci xadis bii nii dañ ci am problème pour mën koo teqale ànd ak ne tontu gi wallahu alam yomb na te mooy lii maanaam mooy ne waxtu wi day jot ñu xam ne fajar gi xar na mu jóg nodd maanaam mu am ku ko xamal ne ko fajar gi xar na wala boog mu xam ne fajar gaa ngi waaj a xar mu am mandarga yu ko koy xamal bu ko defee su jógee moment bi muy taxaw war a tàmbalee nodd mooy jamono ji fajar gi xar maanaam ànd ak ne tontu bi loolu rek la wallahu aalam maanaam kon bu boobaa mu daal di jóg xam ne fajar gaa ngi nii di xar mu daal di taxaw nga xam ne fajar gi day xar rek mu daal di nodd bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu nekk information ngir ne nodd yëgle la ci ne waxtu wi dugg na maanaam te dafa bokk ci sart yi mooy lu ñuy tuddee duxulul waxtu mooy waxtu wi dugg bu boobaa ci la ñuy doog a nodd kon bu boobaa loolu day daal di yëkkati mboolem lënt yi parce que li bokk na ci li koy leeral mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna bilalan yu'adhdhinu bi laylin maanaam ne sayidna bilal radiyallahu anhu jamono ji muy nodd loolu ci guddi gi lay ne waaye kon bu boobaa sayidna abdullah ibn umm maktum radiyallahu anhu bu muy nodd jamono jooju du nekk ci guddi gi maanaam léegi fajar gi xar na ba pare maanaam ànd ak ne loolu wallahu alam ni mu leeree nii noonu la nekkee lu lënt ci ñi nga xamante ne ñooy ay borom xam-xam yu kàngam yu màgg yooyu rahmatullah alayhim subhaanallah comme quoi maanaam nii nga xamante ne noonu la mbir mën a nekkee lu jege waaye mu nekk loo xam ne day lënt ci kaw ci kanamu borom xam-xam yu màgg rahimallahul jamii lii nag bokk am na yeneen masala yoo xamante ne war nañ ko ci gis te bokk na ci moom mooy ne su fekkente ne mooy ñun dañoo yor ay application wala ay montre yoo xamante ne moo ñu yëgal nañu fajar gi xar na maanaam bu boobaa loolu tamit wala ay calendrier wala yu mel noonu bépp calendrier boo xamante ne rek mi ngi ànd ak réglage yi nga xam ne mooy yu baax yi wala application bi ànd ak réglage yu baax yi te mooy 18 degré bu fekkente ne loolu la heure boobu bu noddee bu boobaa mëneef na ci sukkandikoo ngir ne ci xam-xam bu leer la sukkandikoo naka noonu la ñu xamee waxtu tisbaar ak waxtu tàkkusaan ak yooya ci kaw loolu maanaam le fait que ñuy wax ne masalan silmaxa bi dana mën a nodd su fekkente ne am na ku ko xabaare moom dootul soxlaati ku koy xabaare maanaam koo xam ne jëmmi nit lay doon ci boppam loolu tamit beneen mbir la beneen mbir bi nga xamante ne tamit maanaam mat naa bàyyi xel foofu moom mooy ne tey su fekkente ne maanaam noddu mënee futa nodd jàkka ji ci loo xamante ne ab cassette la wala yu mel noonu maanaam ab cassette wala benn fichier boo xamante ne saa yu heure nodd jotee rek moom ngay teg bu boobaa mun naa di noddalu nit ñi loolu du mën a ne maanaam ngir ne noddkat bi faw mu nekk nit ci jëmmi boppam loolu tamit beneen masala la boo xamante ne bu kii la lu tax parce que jaamu yàlla la boo xamante ne maanaam ay nii la maanaam nit ki moo koy def maanaam faaw jëmmi nit ki taxawe ko te jamono ju nekk daa war a am maanaam loolu moom moo tax mënta nekkub cassette comme ni nga xamante ne mënoo tegub cassette muy julli maanaam nga teg cassette bi taxaw ci kanamu cassette bi muy julli di tari ay saaram di wax allahu akbar nga topp ci maanaam nga yor juróomi cassette yoo xam ne la juróomi fichier
yoo xamante ne benn bi julli suba la woon bi ci des julli tisbaar bi ci des julli takkusaan noonu ba gee rek saa yu julli jotee nga daal di koy taal teg mu nekk sa imam nga taxaw ci ginnaaw di topp ci loolu du mën a ne li tax mooy ne dañ ko war a def maanaam lu ñu war a taxawee la wala yow ci sa bopp nga enregistré julli yooyu mu nekk vidéo nga xam ne saa yu heure julli bi jotee nga teg ko mu daal di remplacer yow julli ga nga naroon a julli loolu du mën a ne comme que yooyu mënta nekk it nodd tamit noonu dong la taxawee maanaam ngir ne jaamu yàlla jëmm la joo xamante ne nit ki maanaam dañ koo war a def mu nekk loo xamante ne sunna mu akkada la am na ñoo xamante ne yëkkati nañ ko ci fardu kifaaya comme ni nga xam ne noonu la nekk mazhabu xanaabila rahmatullahi alayhim wallahu taala aalam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 620 ak 622 ak 1910 1918 ak 2656 ak 7248 imaamu Malik moom indi na ko waaye du ci càllale gi maanaam imaamu Malik ci càllale maanaam moo tax xadis bi Abdullah ibn Maslamat ibn Qanab al-Qanabi rahimahullah rek moo ko indi ci Muwatta am ci càllale gii nii waaye beneen càllale insha allahu taala naka noonu moo ko indi mu nekk tamit mawsul lu jóge Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mu nekk lu jokkaloo waaye ñeneen solo nañ ko ci imaamu Malik ci biti Muwatta bi naka noonu ñeneen solo nañ ko ci imam az-Zuhri rahmatullahi alayhi bii sëriñam mu nekk ay maanaam ci càllale yu dëgër yu wér yoo xamante ne day tegtale dëgëraayu xadis bi maanaam donte ñëwul ci jëmmi Muwatta waaye nag insha allahu taala daañ ko gis imam Malik rahimahullah bi mu indi ci Muwatta mooy xadis bi ñëw ci beneen réew ci beneen buntu bi insha allahu taala xadis bi imaamu Muslim kon imam al-Bukhari solo na ko imaamu Muslim solo na ko xadis numéro 1092 ñetti yoon imam at-Tirmidhi solo na ko xadis numéro 203 imam an-Nasa'i solo na ko xadis numéro 637 ak 638 imam Ahmad ibn Hanbal moom tamit solo na ko ci xadis numéro 4551 5195 5285 5316 5498 5852 6050 ak 6051 kon ñoom ñoo ko solo waa asxaabu kutubu sitta kon dañuy gis ne imam al-Bukhari imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoo ko solo imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabul adhaani ba'da al-fajri baabu buntu al adhaani nodd ba'da al-fajri ginnaaw fajar maanaam lii tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala jiital buntu bi ci buntu bi nga xamante ne moom mooy ñëw te moom mooy baabul adhaani qabla al-fajri maanaam buntu nodd laataa fajar te loolu ci waxtu wi bu dee ci jamono ji loolu moo waroon a jiitu waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi bii ngir ne bii moom lañu samp ngir julli loolu moo tax fuqaha yi rahmatullahi alayhim wuute ci nodd googu baat boobu lan lay tekki amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne loolu li muy tekki mooy ne bu ñuy nodd laataa fajar gi ñoom nañ ko firee rek mooy ne Seydina Bilal radiyallahu anhu day nodd laataa fajar ñoom nañ ko firee mooy ne dañoo jàpp ne mooy day yëgle maanaam mooy day wax ne basalan jóg leen ngeen xëdd ay jóg maanaam ki nga xamante ne tamit moom moo war a loolu moo war a julli maanaam mën naa daal di jóg commencé naafila wala ki war a delluwaat ci daluwaayam ngir mën a waajal ay xëddam mën naa dellu maanaam xeetu wax yu mel noonu lay doon maanaam mooy yunaat yi day woote maanaam day woote wala day yëgle yu azzinu tamit mooy day yëgle ñoom noonu lañ ko firee maanaam dañoo jàpp ne nodd googu du nodd pour julli ndax nodd pour julli dafa am maanaam bokkut ak nodd bi nga xamante ne maanaam woote googu nga xam ne moom la ñuy woote kon ñoom xadiis yi nii ñoom dëggal nañ ko xam nañ ko wér nga ci ñoom waaye nag ñoom dañ ko jàppee ne li muy tekki rek mooy maanaam day yëgle daal comme ni nga xamante ne noonu la gars yi di waxe jug leen waaj maanaam waaj jot na ak kat yu mel noonu ñoom moom noonu la ko jàppee am maa ñi nga xam ne ñoom ñooy ñeneen fuqaha yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maanaa bi shar'i la ndax lan ndax alxaqiqatu shar'iyya muqaddamatun ala alxaqiqatu lughawiyya ndax baat dafa am baat bu fekkente ne baat bi dafa am lu muy tekki ci lugha te mooy woote maanaam masalan fii bu fekkente ne mu ci sharia dafa am lu muy tekki te moom mooy maanaam mooy yëgle googu kàddu yooyu maanaam yëgle gi ñuy yëgle ne waxtu wi jot na ci ay kàddu yu jagoo waaye ci melo woo xamante ne dafa jagoo loolu tamit bu fekkente ne loolu la mooy al-i'laamu bil waqti bi alfaazin ma'suura
wa bi sifatin maxsuusa comme niñ ko gise woon loolu la mooy nodd bu fekkente ne kon loolu mooy xaqiqatu sharia bi mooy ne ci sharia nii lañ ko xamee bu ñu waxee baatu nodd lii lay tekki waaye bu ñu waxee baatu nodd ci luga li muy tekki mooy woote wax ca kaw yëgle maanaam ak nidaa mooy yëgle woote ca kaw comme na wa qarrabnaahu mooy wa naadaynaahu maa woo nañ ko maanaam gis nga maanaam kon loolu lay tekki voilà wa naadaa nuuhun ibnahu dégg nga Seydina Nuux alayhi salaam woo na doomam maanaam gis na kon naadaa noonu lay tekki voilà maanaam kon yooyu noonu comme niñ ko gisee woon maanaam ne adaan wa adaan min allahi yawma alhajjil akbar anna allaha bari'un min al mushrikina wa rasuluhu maanaam loolu ci luxa mooy di woo yëgle na kon ñoom dañoo jàpp ne kon Hanafi yi rahmatullah ñoom xaqiqa luxawiyya leen jël mbir mi ne mbir mi noddu gu njëkk gi moom kooku luxawi la tax daañ ko gis insha allahu taala ci xadis Seydina Bilal bi radiyallahu Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu taala anhuma bii di ñëw insha allahu taala maanaam ci riwaaya bi mu koy indee amma li nga xamante ne moo tax mu wax ko fii mooy noddu gi nga xamante ne moom la yëg maanaam ñeneen ñi ci des ñoom dañoo jàpp ne xaqa lugawi xaqa sharia lu tax ndax xaqiqa sharia moo jiitu tout le temps ci xaqiqa lugawiya su fekkente ne maanaam mbir mi amul dara luy wane ne lii xaqiqa lugawiya la maanaam xaqiqa sharia la ñuy teg ci kawam maanaam xaqiqa sharia moo jiitu xaqiqa urfiya jiitu xaqiqa lugawiya maanaam baat bi su fekkee dafa am lu muy tekki ci sharia am lu muy tekki ci société bi de manière générale lu ñu koy tuddee wala boog ci benn spécialité ñoom ñu am nu ñu ko fay tuddee ba pare ci làkk mu am nu mu fay tudd maanaam dañuy jiital wax bu sharia bi lañuy jiital ci kaw luga kii bi yi nga xamante ne mooy orf bi mooy coutume yi wala tradition yi wala usage yi maanaam bu boobaa ñu jiital loola tamit ci kaw làkk bi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax côté loolu insha allahu taala mooy lu wér mooy ne kon nodd gi dañ koy def laata fajar gi waaye fii imam al Buxaari rahimahullahu taala dafa firéem yi baat bi ne azanu ba'dal fajri maanaam ginnaaw fajar te lii day leeral liñ jotoon a wax ci suñu xadis bii weesu maanaam lënt boobu imam al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko fii lënt maanaam yëkkati na ko fii ne ginnaaw bi fajar gi xaree la ñuy noddu te maanaam mooy mbir mi foog mu bér ñu noddu dégg nga kon loolu maanaam moom mooy leeral mbir moom insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy al imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi al-Kalaa'i rahimahullahu taala génn àdduna 218 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek solo ci moom mu nekk sëriñam amma ñeneen ñi muy imam Abu Dawud imam An-Nasa'i imam At-Tirmidhi lu néew lañ solo ci moom te seen sëriñ la imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ci moom rahmatullahi alayhi mu ne qaala axbarana Maalik gis nañ ko léegi an Naafi' te moom mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum mooy al-Qurashi Abu Abdullah al-Qurashi moom it moom mi ngi génn àdduna 116e wala 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ ko maanaam mu nekk imam bu mag nekk borom xam bu kaw bi nga xam ne moom la ñu jiital ci kaw doomu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma te moom jaam la fa woon bu ñu goreel maanaam comme maanaam loolu day tegtale ne xam-xam moom maanaam amul askan te it xam-xam day yëkkati nit ci kaw maanaam day yëkkati nit maanaam nga xam ne jaam la woon waaye xam-xamu ko yëkkati ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy gor yi te maanaam ñoo doonte gor yooyu du ñu n'importe qui comme ku mel ni imam Salim bi ñu doon wax léegi muy borom xam-xam bu mag a mag bokk ci fuqaha yu mag yi donte loolu waaye Naafi' luñ jiital ci kawam ba moom ci boppam mu doon wax naan Naafi' de rahimahullah maanaam barke la ci suñu biir kër ñun waa kër Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne an Abdullah ibn Umar te mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi moom mu ne qaalat nee na qaala mu ne axbarat nii xabaare na ma Xafsa mooy sayyidatuna Xafsa bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha moom sayyidat Xafsa radiyallahu ta'ala anha boroom xam-xam yi wuute nañ ci ana kañ la génn àdduna radiyallahu ta'ala anha ñu am ñu ne 41e année ci la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ñu ne 42e wax ñu ne wax sax ba 45e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag mi ngi gane àdduna radiyallahu taala anha fukki at ak juróom-ñett laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te li gën a wér mooy ci 41e bi ci la génn àdduna doonte wuute nañ ci nag ñam na ñu ne 42e am ñu ne 45e am na sax ñu ne 27e année ci la génn àdduna waaye loolu moom wér li wér mooy 41e mooy li gën a wér insha allahu taala amma ni nga xamante ne moom mooy musnadam 60 xadis la yegg na ba ci 60 xadis yoo xam ne ñett yi ñooy muttafaqun alayhi imaamu muslim wéetoo ci juróom benn xadis maanaam ci xadis sayyidina Hafsa radiyallahu taala anha ci ñett yooyu nga xam ne nag muttafaqun alayhi la bii ci la bokk mu ne anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na ida takafa al muazzin ida takafa su taxawee al muazzinu aji nodd ji li subhi ñeer suba wa bada te mu feeñ ak suba bi maanaam mooy i'takafa day tekki maanaam taxaw na maanaam mooy nodd na ba noppi maanaam loolu la ngir ne xadis bi dafa ñëw ci ay riwaaya yu bëri am na riwaaya ida takafa al muazzin am na riwaaya ida azzana al muazzin su noddee noddukat bi am na riwaaya ida takafa wa azzana al muazzin maanaam su taxawee te noddukat bi nodd am na riwaaya ida takafa azzana al muazzin maanaam su taxawee te maanaam noddukat bi noddu maanaam li muy tekki kon mooy su Yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawee moom noddukat bi noddu wala boog su noddukat bi noddee ba taxaw am na ci riwaaya iza sakata wala sakabal muazzin su noddukat bi noppee noddu yooyu am na maanaam kon ala kulli xaalin kon loolu lay leeral ne wabadaate mu feeñ ak suba maanaam kon bu noddukat bi noddee loolu day tegtale ne kon lii mooy tegtale ne ginnaaw fajar gi maanaam ginnaaw bi fajar gi xaree ci la noddukat bi nodd waaye nag ba fajar gi xaree ca saasee rek lay nodd su ko defee ñi doon lekk daal di bàyyi lekk gi maanaam loolu ñi doon xëdd bàyyi xëdd gi mu ne salla bu ko defee moo ne na julli rakkaat mu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu bu amaan salla da daan julli rakkaatayni ñaari rakkaa xafiifatayni yu woyof qabla lu jiitu an tuqaamu ñuy taxawal as-salaatu julli te moom mooy lan mooy ñaari rakkay fajar bi maanaam ñaari rakkay fajar yi rek la daan julli moo tax waxtu woowu naafila dootoo ko mën a defati bu xësee ba maanaam fajar gi xar dootoo mën a naafilaati lu dul ne ñaari rakkay fajar rek nga ca mën a julli ba mu des su fekkente ne witaragoo soo witaragul da nga daal di jóg witar maanaam fay witar bi balaa ngay julli ñaari rakkay fajar bi loolu ba mu des loolu wala boog mu am ay julli yoo xamante ne moom nga waroon a fay comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci teqantal yi walillahi alhamdu wal minna ba ñu tollee ci kitaabu mawaaqiitu salaa xadis bi imam al Buxaari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 1172 dina ko indiwaat xadis tamit 1180 imaamu Maalik solo na ko ci Muwatta moom la ko jële 336 la ko solo imam Muslim solo na ko xadis numéro 723 ñaari yoon imam an-Nasaa'i moom lu bari la ko solo imam Ibn Maaja benn yoon imam solo na ko xadis numéro 1145 naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal moom it lu bari la ko solo rahmatullahi ala al-jamii kon dinañ gis ne ki nga xamante ne moom moo ko solo mooy imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jamii mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-imaam al-Fadl ibn Dukayn te Dukayn nag mi ngi tuddoon Amr dañ ko doon dàqante la Dukayn mais Amr la tuddoon Amr ibn Hammad maanaam moom muy imaam Abu Nu'aym moom muy bokk ci waa Kuufa moom mi ngi gane àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 219e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag ci sëriñu kon imaam al-Bukhari yu mag yi la bokk rahmatullahi alayhi imaam al-Bukhari moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye ñi ci des ñëpp tamit solo nañ ay xadiisam maanaam kon ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Shaybaan te moom mooy al imaam Abu Muawiya Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi an-Nahwi nekk al muaddib nekk yarkat comme niñ ko gisee woon rahimahullahu taala doon yar doomu buuri nekk bokk ci siqaat yi rahimahullahu taala bokk tamit ci waa Kuufa yi moom imaam Shaybaan
mi ngi génn àdduna 164e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëkkoon na Kuufa ginnaaw gi mu dem Baghdad dégg nga gannaaw gi ci la delloo demee Basra génn àdduna ci bi muy ñibbi maanaam moom kon mi ngi génn àdduna kon 164e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xilaafatul mahdi ca Baghdad moo tax foofu maam ñu rob ko ci maqbaratul Xayzuraan comme niñ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna moom an Yaxya te moom mooy al imam bu mag bi ibn abi Kathir mooy Yaxya ibn Salih al Mutawakkil ibn Mutawakkil muy Abu Kathir dañ ko tam Abu Nasr mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy imam bu mag an Abi Salama muy kenn tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ci wuute ci ci juróom-ñaareelu ci wax ji ci kan mooy fuqaha as-sab'a yi ci ñett ci juróom-ñaari kan mooy juróom-ñaareel bi ci ñetti wax yi ci am mooy Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata moom ci waa Banu Zuhra la mooy Zuhri la rahmatullahi alayhi muy doom Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moom tamit mi ngi génn àdduna maanaam moom mi ngi génn àdduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy at boobu nga xam ne lu bari ci fuqahaa waa Madina yi rahmatullahi alayhim ci lañu génn àdduna waaye ñu bari ñoom it gane nañ ci àdduna comme niñ ko gisee woon an Aisha mooy sayyidatuna ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra as-siddiqatu bintu siddiqati at-tayyibatu bintu tayyib radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Aisha bint Abdullah ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra muy waa Banu Taym moo tax Banu Taym la te foofu te Murra foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom baayam mooy Seydina Abdullah ibn Abi Quhafa mooy Abdullah ibn Usman muy Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna 58e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Bakr Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moo ko jullee ñu ngi ko rob te Baqiyat al-Gharqadi radiyallahu ta'ala anha foofu nga xam ne fa la ñu rob saxaaba yu bari radiyallahu anhum moom mi ngi génn moom mi ngi maanaam musnadam 2210 xadis la yoo xam ne 174 xadis yi mooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo ci 54 xadis imam Muslim wéetoo ci 69 xadis ci xadis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha day gis ne tamit xadis bi ñi ci kaw waa Kuufa lañ amma maanaam ba ci Yaxya ibn Abi Kathir maanaam ñoom ñett ñi ay waa Kuufa lañ ñaar ñi ci des maanaam mooy al imam Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma ak ki nga xam ne mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha ñoom waa Madinatul Munawwara la ñu ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mu ne kaana nekkoon na nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan na julli rak'atayni ñaari rak'a xafiifatayni yu woyof bayna nidaa diggante nodd gi wal iqaamati ak liqaam gi min salaati subhi ci jullik suba maanaam fii day leeral ne kon diggante noddu suba gi la te booba te leeraloon na ci xadiis sayyidat Hafsa bi radiyallahu anha ne bu noddukat bi noddee ba pare ci lañ ko daan def mu ngi leeral fii ne ci maanaam de ci jullik suba la wax ji te mi ngi leeral tamit ne diggante nodd yi ak liqaam bi ci lay julli ñaari rakka kon bu boobaa dañuy xam ne ñaari rakka yooyu loolu maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu mooy la am ñu tuddee ko raxibatul fajri te it ñaari rakka yooyu ñoom la ñuy def heure boobu du ñu def yeneen imam al-Bukhari rahimahullahu taala dindi indiwaat xadis bi xadis numéro 626 ak 1170 1171 ak 6310 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 724 ñetti yoon ak 736 ñaari yoon imaamu Malik indi na ko xadis numéro 313 ak 316 ak 337 imaamu Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1255 1262 1336 1339 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis 459 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 685 946 1756 1762 ak 1780 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1146 ak 1358 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare la ko indi kon dañu gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi rahimallahu al-jamii kon loolu moom mooy beneen bi léegi nag ñu ñëw ci ñu ñëw insha allahu taala ci xadis bi nga xamante ne moom mooy
xadiisu Seydina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Xattaabi radiyallahu taala anhuma muy ñetteelu xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ci buntu bi mu ne qaala xaddasanaa Abdullah ibnu Yusuf te moom mooy at-Tinnisi la gis nañ ko léegi rahmatullahi alayhi qaala axbaranaa Malik te moom mooy ibnu Anas ibnu Malik rahmatullahi alayhi moom mooy imaamu daaru hijra gis nañ ko léegi mu ne an Abdullahi ibnu Dinar te moom mooy Abdullahi ibnu Dinar al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman mooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk imam bu mag nekk nga xam ne dañuy sadd ay misaalam ci jaamu yàlla ak sellate ak ni nga xamante ne noonu la nekkee ku sell naka noonu moom moo solo xadisu alwalaa mooy xadisul walaa laa tubaa wala tuhab moo ko solo ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhuma maanaam moom mooy walaa mooy ne walaa mooy kii boobu alliance boobu mu ne duñ ko jaay te duñ ko maye naka noonu tamit waaye nag am na beneen bi mooy alwalaa liman ataq mooy Naafi' moo ko solo moom bii la solo moom bële ke Naafi' solo bi ci des moom kon ci taabii yu mag yi ñu wóor ñu nekk nit yàlla yu sell yi radiyallahu anhu moom ci ñooñu la bokk moom tamit moom moo wéetoo ci xadiisu bi nga xamante ne kon moom la ñuy tere kon maanaam jaay li nga xam ne moom mooy ak wala bokk ñu koy maye dégg nga moom nag moom an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi anna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna li wér boor mooy bilaalan naka bilaalan sayyidina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu yunaadi day nodd bi laylin ci guddi kon nag fakulu lekk leen washrabu te ngeen naan xattaa mete yunaadi mu nodd ibnu ummi maktum radiyallahu ta'ala anhu hadis bi lii day tegtale maanaam ni ñu leeralee buntu maanaam biñ ko njëkkee gis léegi maanaam lii day tegtale ne ndax imam al-Bukhari rahimahullah mi ngi ko indi ci baabul adaan ba'dal fajri ginnaaw bi fajar gi xaree maanaam loolu moom moo tax day leeral kon ne lënt boobu nga xam ne moo lënt suñu raaxe ànd ak ne lii am na maanaam léegi maanaam loolu day tegtale màggaay yàlla maanaam borom subhaanahu wa taala ci ni mu màggee ci di man maanaam léeg-léeg mbir moo xamante ne dafay nur lu leer waaye mu lënt ci ñoo xamante ne ay tàngam lañu radiyallahu taala anhum jamii xadis bi kon bii nag ci càllale gii la ko imam Malik indee ci xadis numéro 194 waaye gis nañu li nga xamante ne moom moo aju woon ci taxrij bi léegi walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La première question, c'est pour les Anabéliens. On a dit que pour eux, c'était Fardu Kifaya, c'est obligatoire, sauf s'il y a une personne qui le fait, c'est bon, la vie nous le paye. La question c'est, est-ce que cette personne elle doit avoir l'intention de faire pour tout le monde dans sa niya? déedéet maanaam bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala lii lënt ci mbir mi ci maanaam bu ma déggee question bi li ma jàpp ne mooy li lënt mooy lan mooy fardu kifaaya mooy loo xamante ne da faratay ñaari xeet la dafa am lu ñu tuddee fardul ayni ak al fardu kifaaya maanaam fardu ayni mooy lan mooy farata boo xamante ne kenn ku ci nekk yaa koy defal sa bopp masalan tey man bu ma waree julli bu julli jotee mënuma wax ne gars yi julli leen ma loolu mënuma ko wax maanaam faaw maay julli man sama bopp maay julli te bu ma rëccee tamit du ma ne comme gars yi julli woon nañ baax na déedéet man maa ko war a def naka noonu koor gi munuñu wax kii rek ma ne bon comme que koor gi ni mu demee ne xam naa ne gars yi ngeen wooraaleel moom du mën a demee noonu loolu mooy fardu ayni léegi fardu kifaaya moom mooy farata goo xamante ne dafa war maanaam lenn ci jullit ñi rek lay war bu ko jullit ñi bu ko amee ñu ko def day daal di wàcc ñi ci des maanaam mooy masalan tey su fekkente ne masalan nodd bi ci la bokk mais tey bu nit génnee àdduna te jullit yi kenn ci jullit ñi génn àdduna fardu kifaaya la ci ñu sang ko
jullee ko rob ko ak yu maanaam yu mel noonu loolu fardu kifaaya la bu amee ñenn ci julli ñi ñu ko taxawee wala ku ko taxawee maanaam day daal di wàcc mboolem yeneen julli ñi ci des waaye buñ toogee masalan tey ñu ne ah Lyon de am na benn jullit bu fi génn àdduna ñu ne waaw gaa yi yëg ko maanaam waaye ñi ko yëg yëpp daal di ku nekk daal di wut ngànt daal di boo man xam nga aw ma jot xam nga rek dama nekk ci kii xam nga liggéey bii xam nga nangam ñoom ñëpp ku nekk wut ngànt ba kenn sangul waa ji boobaa képp kuy julli ci Lyon da ngay am bàkkaar te yëgoon mbir mi maanaam loolu mooy fardu kifaaya maanaam mooy loo xamante ne kenn bu ko defee ñi ci des ñëpp da leen daal di wàcc par contre su ko keeku defee rek day daal di wàcc ñi ci des ñëpp loolu tamit moom mooy masalan tey xale yi war a jàng alquran tey bu fekkente ne li dëkk bi benn dëkk lëmm kenn du fa jàngale alquran ñëpp bàyyi noonu bu boobaa ñëppay am bàkkaar parce que xale yi dañoo soxla di màgg di jàng alquran di ko xam di jàng nu ñuy jullee ak yu mel noonu comme masalan jotaay yu mel nii ñuy jotaayee fardu kifaaya la tamit dafa am maanaam bu amee ñenn ñu ko taxawee day daal di wàcc ñi ci des mais faaw mu am ñu koy def bu ko kenn deful jullit ñëppay am bàkkaar parce que xam-xam bi day réer loolu moom la ñu tuddee fardu kifaaya noddu tamit ci biir loolu la bokk maanaam ci ni ko mbooloo ci borom xam-xam waxee rahmatullah comme ni nga ko waxee léegi ci rawatina xanaabila rahmatullah alayhim maanaam mooy lan mooy ne noddu ci dëkk bi fardu kifaaya la faaw mu am kenn ku ko taxawee tey jàkka ju ne faaw mu am kenn ku fa noddu mënuñu ne jàkka jaa ngi nii wala dëkk baa ngi nii kenn du noddul ñu bàyyi noonu déedéet loolu du mën a ne il faut que mu am ko noddu bu heure julli jotee loolu ci la jullit ñi di ñàkk am bàkkaar moo tax waa dëkk bi bu ñu bàyyee noddu ñoom ñëpp ñu bàyyee loo noddu ñu daal di jullit ñi daal di war a songu leen dal seen kaw ba keroog ñuy nangoo noddu loolu moom moo tax jarul yéene maanaam bu jar yéene maanaam bu ko defee rek day teggeeku ñu ci des maanaam tey mënuma ne par exemple damay jàngale alxuraan waaye dama ci yéene wàcc pour mu wàcc ñi ci des déedéet maanaam dama koy def mu nekk jaamu yàlla ci man maanaam bu amee ñeneen ñu ko def rek man su ma ko defee dootul nekk farata ci man day nekk sunna ci man maanaam ngëneel lay doon ci man loolu moo tax du jar yéene wallahu taala alam. Après, on avait vu dans un des hadiths l'entrée dans l'islam de Sayyidina Abu Talha. Et donc, on avait expliqué qu'il était rentré dans l'islam quand il s'est marié. Du coup, la question c'est est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si une musulmane elle veut se marier avec quelqu'un qui est non musulman et que cette personne-là elle rentre dans l'islam parce que sa première intention en fait c'est de se marier et pas d'être musulman. C'est-à-dire que la personne on peut convaincre quelqu'un de rentrer dans l'islam pour un mariage, sachant que sa première intention c'est pas l'islam mais c'est le mariage. waaw loolu mooy su dëggoo su fekkente ne nit ki dafa dugg ci l'islam bi te dëggu maanaam nangu xam ne lii moom la lii mooy diine gu wér gi maanaam mu nangoo ko noonu maanaam mariage bi en fait du dara lu dul cause maanaam loo xamante ne raison la maanaam ne moom dafa bëgg ndaw si kat bëgg marié wu ak moom ndaw si ne ko man nag faaw nga nekk jullit pour mën ma takk mu dem ne luy nekk jullit ñu ne ko lii mooy nekk jullit mu ne lii kay lu baax la daal di dugg ci l'islam bi maanaam kon intention bi marié wu la mais aussi il faut que l'islam moom dëggu maanaam que mariage bi am wala mu bañ a am maanaam mënta wax par exemple su ne comme que mariage bi finalement amul ndaw si dem na ba ci digg bi mu retiré wu wala ay mbokkam retiré wu nañ finalement mariage bi amul kon man it dugg ci l'islam bi kon banaa maanaam mënta nekk bu demee noonu rek mooy baaxul maanaam faaw mu nekk loo xamante ne tamit dañuy xam ne dugg na ci l'islam te dugg gi dafa dëggu ci moom loolu moom moo tax ñu jox maam Seydina Abu Talha radiyallahu anhu dafa dugg ci l'islam fekk dafa dëggu mais duggul ci l'islam parce que jëmmi mariage bi kese moo ko ci dugal parce que su dee loolu kese la après du dëggu comme niñ koy gisee man ak yow ak ñeneen ñun ñëpp dañu koy gis ci suñu quotidien ñoo xamante ne dañu naan seen jëkkër yi dañu tuub dugg ci l'islam wala ñi ñu waroon a takk jigéen ñi ay athée lañu woon ñu ne dañuy tuub dugg ci l'islam pour ñu mën leen a takk mais léeg-léeg mu nekk loo xamante ne folklore kese la maanaam ngir nañ ko wax rek ngir mën a am jabar la rek wala mën a am jëkkër kese
la preuve loolu bu dee dëgguwul mooy bu ñu demee ba ca biir da ngay gis ne mbir mi maanaam du pratique du am dara du am d'ailleurs aada yi yoroon avant sax moom la ñuy continuer di am wala saa yuñ meree ndaw si rek daal di def seen yëf yi yéen nekkee woon laata ñuy dugg ci l'islam loolu yëpp day tegtale ne maanaam kon seen l'islam dëgguwul te kon bu boobaa sëy boobu du dëggu te sëy bi du mën a wér loolu mooy mbir mi loolu nag ci cosaan du ñu mën a wax ne mbir mi wéru lu dul ñu dem ba preuve boobu am ci maanaam mbir mi mënuñoo taxaw rek de par en principe wérutoon mais tey bu fekkente ne ndaw si par exemple daf koo takk maanaam waa ji dafa takk ndaw si mais ñu dem ba ca biir waa ji par exemple ne dootul julleeti dootul kiiwati wala comme moom am na la mu bëggoon léegi day maanaam yëfi lislaam yi neexatu ko ak yu mel noonu boobaa kenn du tas sëy bi ci boppam mooy fireekul boppam maanaam amul dañuy tas sëy bi ci boppam loolu la ñu tuddal fasxu sëy bi ci boppam mooy fireekul boppam bu boobaa ndaw si day toog benn bu gisee benn yoon mbaaxam benn yoon ba set keneen mën na koo takk ku ko neex ci biir jullit ñi mën na koo takkat voilà amatul maanaam du ay idda amul naan nañ jàpp idda ñetti yoon mu gis mbërëg ak yooyu déedéet loolu amul wallahu ta'ala a'lam. Je sais plus un peu le hadith, on avait vu pour la prière du vendredi. Ensuite, tu as dit que donc, elle était obligatoire par rapport pour l'ensemble des musulmans. Du coup, la question c'est, parce que moi je pensais que pour les femmes, c'était pas forcément obligatoire. lan si. La prière du vendredi. waaw warul jigéen ñi. Ah ok, parce que il me semble que tu avais dit obligatoire. jullit ñëpp. waaw. waaw jullit ñëpp maanaam góor ñi. voilà góor ñi lañu bëgg a wax insha allah maanaam dinañu gis kii bi am na kii ci wàllu àjjuma daañu ci ñëw kitaabul juma insha allah mais effectivement julli àjjuma góor ñi rek la war voilà. Après c'était en fait dans les hadiths qu'on a vus, parce qu'en fait souvent on dit que par exemple quand il y a l'azan, on dit il faut pas parler, ou si on parle on a un péché. Ça c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend souvent. Et là nous dans ce qu'on a vu en fait, on n'a pas vu que si on parle on avait un péché, on a vu l'importance de l'azan, on a vu le mérite qu'on pouvait en... waaw yooyu yeneen i hadith ñoo ko leeral. Mais ils sont pas dans ce... déedéet. Mais dans quel livre s'ils sont pas dans le livre de l'azan? non pas ci Sahih imam al-Bukhari. Ah ok. parce que loolu moom mooy yeneen kii yi moom maanaam te loolu borom xam-xam yëpp dañ cee dëppoo maanaam mooy le fait que bu ñuy noddu d'ailleurs aaya bi njëkk a gis boo xoolee baabu bad'ul adhan wa qawluhu azza wa jalla wa idha nadaytum ila salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iban dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun maanaam loolu tamit bokk na ci yi nga xamante ne dañ ciy tegtaloowee ngir ne bu ñuy nodd waruñoo wax waruñoo def dara ngir fonk gi nga xamante ne moom la ñu war a fonk nodd maanaam ak yëkkati gi nga xamante ne moom la yëkkati ko ci anam goo xamante ne waruñu di wax leneen maanaam ci biir nodd comme ni nga xam ne la ko Alxuraan waxee bool buñ déggee ngeen nodd ñoom loolu lañ koy jàppee maanaam ak di ko kokkali wala ñu jàppee ko foofu te bokk na ci li ngay jàppee foofu mooy lu am solo ne nodd ñu di ko def yow nga nekk ci leneen di préoccupé wu ci leneen mooy ne yow lii respecté wuloo ko loolu maanaam c'est comme li Alxuraan wax naan yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabiyyi wa laa tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum laa tash'urun maanaam ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen yëkkati seen baat ci kaw baatu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy sa baat Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax sa kàddu gën a kawe kàddu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bu leen ko def su fekkente ne moo tax mu ne loolu parce que loolu comme ni ngeen koy defee lenn ci yéen seen biir parce que loolu soo leen ko defee lii ngeen di risqué mooy ne seen jëf yëpp day yàqu te doo leen ko yëg loolu ci la ñuy xamee ne jëf mën na nit ki mën na def loo xam ne day yàq jëfam te duñ ko yëg léegi su fekkente ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañuy wax ne waxam warul maanaam waroo sa baat warata féete kaw baatam kon waxuma laa nag nodd bi nga xamante ne moom la ñuy woote pour jullit ñëpp dégg ko yow nga nekk di wax leneen parce que ak di préoccupé wu ci leneen maanaam di wax leneen luy tax ba maanaam di wax ci leneen rek di wax ci leneen rek maanaam loolu yëpp
te nga xamante ne ak julli ñu nga xamante ne noonu la amee solo te borom bi rek subhaanahu wa taala moo ko moom loolu moom moo tax kon nodd yooyu yëpp nag borom moom itam dañ koy jëlee ci ne kii di nodd bu xësee ba tàmbalee nodd ñëpp dañoo war a noppi te loolu moo tax dafa bokk ci yi nga xamante ne day indi mbugal mu tar maanaam ba pare day tax tamit dafa bokk ci yi muy indi mooy nit ki buy dem bay waaj a génn àdduna du mën a wax maanaam du mën a wax baatu seede yi loolu dafa bokk ci li muy indi maanaam moo tax borom xam-xam rahmatullah dëppoo ci ne di wax fekk ñu ngi nodd lépp dafa xaram maanaam bàkkaar la xamuñu borom xam-xam bu waxul leneen bu wax leneen lu bokk tëg li voilà mbir mi daanaka mën nañu ijmaa la wallahu taala alam. Et juste pour ça, dans toute parole, par exemple, si c'est. Parce que là, on avait vu le hadith qui dit on a le droit de dire une parole si elle est importante. Je sais pas, par exemple, si on dit à quelqu'un, mets ce tapis de prière. Parce que des fois, il y en a, même si on dit une parole, c'est comme si on avait dit. Parce que là, on a vu qu'on pouvait parler. Fan non, mais attention. ci biir nodd bi maanaam loolu day wax ne yàqul nodd bi kii di nodd mooy wax te yàqul nodd bi loolu masala boobu loolu la woon mooy kii di nodd moom bu waxee ci biir nodd bi wax ji bu dee wax ji bëriwul loolu du yàq nodd bi masala bi loolu la mais masala bi du nodd ci boppam maanaam du ne voilà du ne dañuy nodd yow au lieu nga déglu nga nekk di wax ci leneen comme tey rek comme liqam comme kii bu fekkente ne comme xutba imaam bi buy xutba bàkkaar la nit ki di wax même bu dee kii di noppiloo nit ki maanaam même bu dee keneen mooy wax ñu ne kooku ne ko noppil imaam baa ngi xutba noppil sax kooku day am bàkkaar ki wax loolu maanaam comme quoi mais moom ak noddu fii ñoo nuroo sauf que li mu wuuteeg mais par contre bu dee imam bi day xutba ma ne ah imam man de ci li nga jot a wax nii am naa ci question loolu du problème imam bi tontu ma ne ma waa acca waxal sa question ma ne ko sama question nangam ak nangam la imam bi tontu ma ci après continuer xutba loolu mën naa ne ci xutba waaye loolu kenn du ko def daanaka maanaam loolu man bi ma ganee àdduna ba léegi may fekke àjjuma te néewaan na àjjuma bu ma fekkewul ba léegi mësuma gis loolu fu mu xewe maanaam imam bi di xutba ba ci digg bi am ku ko dog ne ko dama am question bu ma doon laaj li nga wax wala yu mel noonu te loolu jamono yent bi saa sax doon na am imam bi xutba nit ñi laaj ko nangam wallahu taala alam maanaam kon nga gis ne am na différence entre loolu ak may wax ci leneen donte damay noppiloo kiy wax maanaam nga gis ne am na différence wallahu taala alam. Après, pour tout ce qui est cassette ou horloge parlant, ça a le même actif que l'azan d'une personne. déedéet loolu nag foofu la loolu tamit masala la bu am solo jazakumullahu xayran dama ko fàtte masala bu am solo la ci biir noddu maanaam pour que nit ki noppi maanaam noppi bi mu war ko ak it muy war di wax maanaam bu ñu nee allahu akbar mu wax allahu akbar maanaam di topp ci noddu beeg yooyu yëpp mi ngi concerné ki nga xamante ne jàkkaam moo noddu maanaam tey bu ñu nekkee fi du julli ñu noddu ñun suñu noddu bi daf ñuy concerné ci loolu bu dee jàkka ji suñu jàkka koñ bi moo noddu daf ñuy concerné mais jàkka yeneeni jàkka feneen concerné wuñu maanaam loolu tamit lu mat a bàyyi xel la ci mbir mi wallahu taala alam. Juste, donc, du coup, après l'azan, on a dit c'est salatu ala nabi, après le hadith qu'on a vu, et après les miens. Salatu ala nabi, juste pour confirmation, ça doit être salatu ala nabi. Oui, n'importe quel salatu ala nabi. Parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne rek summa sallu alayya daf ne faqulu maa yaqulu al-mu'adhdhin summa sallu alayya summa sallu liyal wasila wax leen li noddukat bi di wax topp ngeen julli ci man topp ngeen ñaanal mu am wasila wallahu ta'ala n'importe quel salatu ala nabi baax
Après, l'autre question, c'était Abdullah Ibn Zaïd. Comme on a dit qu'on n'allait pas le revoir, celui qui a fait le rêve de la Ibn Abd Rabbi. Oui, c'est pour savoir c'était qui. waaw Abdullah ibnu Zayd ibnu Abd Rabbihi moom benn xadis rek la solo mooy xadisu nodd bi wax naa la ko tamit ne la waa kutubu sitta yëpp solo nañ ko moom des imaamul Buxaari rahimahullah xadisam boobu. Sa particularité qu'on retient de lui, c'est juste le rêve. waaw amuñu beneen information d'ailleurs ci ay ci moom à part lii. feneen foo gisee Abdullah ibn Zayd ibn Asim la radiyallahu al-Mazini radiyallahu anhu moom gisoon nañ ko ci xadis yu bëri moom moo solo xadisu shukkiya ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salah qaala laa yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riiha xadis boobu moom moo solo tamit xadisu noddu ci xadisu jàpp bi mooy bi mu ñëwee mu naan bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam laajee tawru bi ba mu ñëw mu daal di raxas ba mu te mu nekk li ne dafa raxas maanaam ñaari maanaam dafa raxas ba raxas xar kanam yi ñetti yoon waaye loxo yi ñaari yoon la ko raxas masa bopp bi aqbala bi summa aqbala wa adbara wala boog adbara wa aqbala voilà ak xadis boobu noonu ba ak voilà ba mu jeexale tey moom summa xasala rijlayhi hatta anqaahuma ak et cetera maanaam xadis yooyu noonu moom moo leen solo radiyallahu ta'ala anhu. Et la dernière question, c'est, mais ça date de trop de bien avant, c'est sur la Fatiha. Quand on la récite, on doit la réciter. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de la réciter après l'imam ou pendant l'imam? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est si on l'a fini, si on veut la finir et que l'imam il a fait son recours et qu'il s'est relevé, est-ce que ça c'est grave ou pas? Enfin, c'est quoi la limite en fait de quand on yooyu ci kitaabul azan insha allah dinañ gis masala yooyu insha allah xam naa ñu bàyyi ba boobu ñu kii leen ñu traité leen dinañ ko gis ci kitaabul azan insha allah taala masala yooyu yëpp insha allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.